ami internet Sénégal 7 dal leen ak jàmm comme niñ ko baaxoo defee tey jii gannaaw actualité bi fi am mu di élection locale yi ak li nga xam ni mooy attaque bi nga xam ni waa MFDC perpétré nañ ko fële ca Gambie ci soldaaru Sénégal tey nag ñu am mbégte dalal Serigne Modou Bousso Dieng président ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay ziar bu baax ñëwaat naa ci suma Sénégal 7 bi nga xam ne moom mooy suma site préféré moom suma sotti ci ëpp rek yéen laa ko jagleel di leen gërëm di leen sant. alors tey ñu nar a faram-fàccee actualité bi nga xam ne moo xew ci réew mi ak biti réew bi ñuy njëkkee moo di attaque bi nga xamee ni présumé bu nga xam ni ñu ngi koy jiñ waa MFDC fële ca Gambie ba am ay soldaaru yi nga xam ne moo di Sénégal yu ñu daal di jot capturé foofu. loolu ban jàngat nga ciy def ak fi réew mi toll. maa ngi leen di xalaat bu baax te di leen bàyyi xel te di leen ñeewante gaynde yooyu nekk foofu di défendre Sénégal ñoom nekkuñu fii di xëccoo ay mairie wala ay poste wala militaires yi ay gor lañu parce que ñoom fi ñu nekk di défendre l'intégrité territoriale ku am jàmm ku nekk ginnaaw yàlla war na leen a gërëm parce que ndonte ñëpp am nañ solo kuy liggéey bu nekk ci Sénégal am na solo médecin jàngalekat yi leen di jàngal yëpp ñoo tax Sénégal nekk am réew ak réew mu mën a doon mais nag ku ne li ngay def yaa ngi ko def ci sérénité ñoom nag li ñuy def ñu ngi ko def ci bal ci ron ay bal ñu leen di jàpp xam deux déjà ont perdu la vie xamuñu ñu jàpp ci yan condition lañ nekk dañ nekk ay doomi jàmm di boroomi njaboot vraiment touché na ma trop man je suis très sensible ak armée te bëgg naa daal ñu yokk seen condition bokk na ci sama programme bi su ma jotee Sénégal yokk seen condition bu baax a baax ñoom ak sapeur pompier parce que ñoom daal ci fitna la ñuy nekk 24/24 te liggéey bu mu mën a doon noble na liggéey bu mu mën a doon mënul ñàkk c'est déterminant ci nation mais armée moom li muy def da koy def ci ay bal tey bal moom ku ci nekk ku nekk boobu moom c'est plus risqué kon nag pensée solidaire pensée amicale pensée tout daal pour que ñoom ñu retrouver leen nu mu gën a gaawee avec tous les moyens possibles parce que ñoom ñooy xeex ngir l'intégrité territoriale ñoom ñooy xeex ngir suñu boy ñi dagg foofu ñu bañ koo dagg lépp ngir intérêt nation bi te ñoom boo xoolee presque ñoo ci gën a tuuti kon ku fi wax bëgg Sénégal la commencé ci armée bi ñu yor fetal daal taxaw ci biti ngir bëgg ñi ci des am jàmm ñoom bu ay ñëwee yem ci ñoom ñoo gën a bëgg Sénégal ñi ci des. alors ñu jógee ci wàllum attaque bi nga xam ni moo ñeel waa armée bu Sénégal ñu dugg ci politique maanaam élection locale yi ñu génn ci jamono ji mu ñeel élection locale yi tey Benno Bokk Yaakaar ak Yewwi ñoom dafa mel ni ñoo doon def affrontement entre guillemets tey ci biir Ndakaaru ak li ko wër Yewwi Askan Wi daal dina fi daan ki nga xam ne moo di Benno Bokk Yaakaar ban analyse nga ciy def. non Benno Bokk Yaakaar moo ëpp lu mu am ci Sénégal Yewwi Askan Wi topp ci. opposition bi ci des topp ci mais da ngay xam ne rek defetu Macky Sall la c'est un message clair et net mooy liñ ko wax leer na muy bugguñu troisième mandat et puis doy na ça suffit keneen ku ñu accusé ku ne rek tooñ nañ ko kenn deful dara Macky Sall est responsable ci lépp moo tànn moo teg moom lañ sanctionné moo taxaw ne du wax lu leer ci troisième mandat wan nañ ko ne ko boo ci waxul lu leer dañ la fi jëlee ci nii mbaa ci nale loolu yàgg naa ko wax yàgg naa ko junj yàgg naa ko def lépp ñi peuple bi fal du seen profil mais Macky Sall lañ sanctionné c'était un vote dégagiste na fi Macky Sall jógee ak comme fi teg c'est ça qui était le cas et alhamdulilah loolu lañ doon xaar boobu mooy première bi su insister aussi deuxième bi dina ñëw être beaucoup plus terrible. défaite bi nga xam ni président am na ko. comme ni nga ko jàppee sànq ban jàngat la ci war a jëlee moom président de la république Macky Sall. bari na de mooy troisième mandat du fi amee benn bi toppaat mooy ni muy doxalee neexut Sénégal yi loolu yàgg na fi am yàgg nañ ko wax mais dafa dëgëroon bopp rek mars bi passé xale yi yëngu wane woon nañ ko avant mars bi ci koor gi manifestation yi Touba la commencé woon xam nga donc plein Ramadan ñu xëtt ko feu bi lakk fa ay hôpitaux lakk fa ay institutions bancaires et tout donc ça a été un message mais comme il a refusé toujours de comprendre allons-y rek donc je pense qu'il doit brutalement comprendre mënul ñàkk dina xam donc su ñuy gàddee dynamique bi ñu nekk nii législative du doy bu ñu ci toppaatee présidentielle moom balaa boobu dinañ wax ak moom lu leer suñu waxul lu leer dinañ ko wax lu leer. alors président défaite bi victoire u Yewwi Askan Wi ndax amoo ci mbetteel plein de surprise ki nga xam ne moo di Ahmed Aïdara daan rakku président fële ca Guédiawaye ki nga xam ne moo di Serigne Mboup daal di daan ñi nga xam ne moo di président tabboon fële ca Kaolack
Ndoye Bane daan ki nga xam ne moom lañ tabboon fële ca Pire jàppoo ni surprise générale moo am ci élection locale yi. am naa deux surprises rek peut-être que muy moo très cher ami Ahmed doon naa ko tooñ ne ko yow moom nooy daane Aliou Sall avec tous les moyens yu mu am jaaxal na ma alhamdulilah c'est ça qui a été le cas. Ahmed est un ami bu fi doon ñëw lu bëri doon ma seet ay jamono. bi toppaat mooy docteur Babacar Diop maa ngi koy féliciter davantage su fekkee ne confirmé nañ ko moom ca Thiès moom tamit mbokk taalibe bu baax la xale bu am yar la ku am teggin la suma xarit la moom it jaaxal na parce que je n'ai jamais pensé ci sama àdduna que Idriss Seck comme nañ ko déboulonné noonu nekk ko cëq rek ni ne bërikat ba naan dama koy sempi moom ni ñu ko sempee moom dëgg-dëgg moom mu ànd ak Macky Sall ak waa këram surtout jaaxal na mais lépp rek le seul responsable lay de Macky Sall mooy xooluñu benn choix fi nekk mooy dégager Macky Sall. ku ci mel ni dëkku ki nga xam ne moo di Moustapha Niass ak dëkku Ousmane Tanor Dieng dem si yàlla si ak dëkk bi nga xam ne moo di Thiès benn dëkk ñaari gaar Idriss Seck nekkoon ay tata yoo xam ni gouvernement bi moo ko moomoon maanaam pouvoir bi moo ko moomoon tey bu ñu demee ba daan leen ban signification loolu am ci ñenn ñi nga xam ñoo représenté président de la République ci yooyu gox. non ndegam président de la République fa mu dëkk Fatick 17 communes sur 18 la perdu ça veut dire que plus de 90% dafa perdre mais keneen ko perdre tamit voilà c'est la même logique rek su président perdre rek kon ne sañ naa perdre président ci boppam 17 sur 18 wala 18 sur 19 communes de Fatick daf ko ñàkk kon kay keneen ko ñàkkaat tamit même logique bi la voilà Macky Sall lañ doyal sëkk dictature bi arrogance bi ñàkk kersa bi tuutal peuple sénégalais bi man du ma gis rouge man du ma vraiment ça suffit. daal kon da nga jàpp ni maire bu ñu ko maire woon ci événement mars yi bokk na li tax résultat yi demee nii. non du mars kese jiitu na mars non du mars de jiitu na mars naka jekk yàgg na depuis arrestation Karim Wade depuis arrestation Khalifa Sall depuis son comportement avec les religieux depuis voilà c'était une arrogance terrible de longue date boo xam ne depuis moo ngi fi noonu la gouverner noonu la yore transhumance bi ni mu ko dooleelee du ma fal suma rek bari na c'est toute une série waaw c'est toute une série d'erreurs de vraiment de mépris tey moom le peuple bi taxaw résister. Barthélémy Diaz maire de la ville de Dakar. ban jàngat nga ciy def au détriment du choix du président de la République Diouf Sarr. je connais pas Barthélémy Dias kooku je le connais pas mais daal même logique y compris tout le monde Macky est sanctionné point. ce qui est à Dakar nag Macky Sall mosu ko moom ba koy ñàkk Khalifa Sall la ko mos a moom Khalifa Sall l'a repris certains ont été trahiroon nañ dem ci Macky Sall peuple bi ñoom bougé wu ñu Khalifa Sall lañ tànnoon Khalifa Sall lañ tànnaat c'est aussi simple que ça. et puis c'est normal c'est tout à fait su ma nekkoon Dakar du ma woteel Macky Sall keneen kiit fële fu mu nekk it du ma fa woteel Macky Sall loolu moo xew fépp loolu la ñëpp jàpp loolu lañ def ce qui est valable pour Dakar moo valable pour fi Macky Sall perte fépp Touba moom waxi noppi. fële ci Ziguinchor Ousmane Sonko daal dinay raw gàddu ga ban jàngat ngay def ci loolu itam. non ça a été prévisible kay moom waxoon naa la ko yow. ne leen xaw ma da leen di góor laa waxoon sax terme boobu laa utilisé woon loolu ça a été prévisible voilà mooy comme Macky Sall ni mu gañee Fatick rek ni mu gañee Fouta rek voilà kenn ku nekk jàppale nga say mbokk Macky Sall tukulóor yi Macky Sall la suñ mbokk yi ci des it composé Casamance aussi Sonko la ça aussi ñenn ñi mën na ko jàppee vote ethnique ñi ci des mën na ko jàppee kenn ku ne jàppale sa mbokk ça c'est tout à fait normal kooku moom leer na. ñu ci bëri comme ni nga wax sànq jàpp nañ ko vote ethnique est-ce que du am ay conséquences dans le futur. allons-y en tout cas suñu jàppee Fouta vote ethnique rek Casamance vote ethnique la parce que c'est la même kenn ku ne da nga jàppale sa mbokk rek bool rek laa gis ko dul jàppale mbokkam ñoom laa gis ne daal seen boo demee ca Sonko ñoo fay wax la ëpp soo demee ca Macky Sall ñoo fay wax la ëpp soo demee ci keneen ñoo fay wax la ëpp mais ñoom jàppale doomu bool daal seen problème la bon alhamdulilah sax teg nañ sëñ Fallou Mbacké ci département bi alhamdulilah au moins mbokk la surtout Serigne Touba la nit ku baax la voilà. leneen lu xew fële ca Touba muy mel ni liste blanc bi moo nekk maire entre guillemets comme ni ko waa Touba di waxee Abdou Lahad Ka li mu gagné bariwul nan ban commentaire ngay def foofu ca Touba nga xam ni foofu nga dëkk itam nekk fa itam leader politique. leader religieux d'abord surtout Serigne Touba ba pare. taalibe d'abord ba pare maag sama baay ak sama maam ak sama yaay ak sama bàjjan
waxoon naa la ko yow wala waxuma la ko yow mii je vous prends témoin vous-même personnellement wax nañ ci yàggul mooy le choix bii daal doy na waar wante nag erreur la ci ñu sanctionné ko noonu parce que sëriñ bi moom liste bi xëy na xamewuñu woon noonu ne sëriñ bee moom liste bi jàppewuñu woon ko noonu ndax Abdou Lahad Ka waaye nag code électoral bi moom sëriñ bi la nangul liste bi sëriñ bi mooy responsable liste bi wante bi yoon nag Abdou Lahad Ka daf ci def jëf yu sew yu bari sëriñ bee daan diriger liste bi moo ko daan defaral boppam boobu sax escoublo ma lay jox yow rek mais bi yoon moom moo tëju moom moo ko def c'est lui qui est le responsable de tout def ay affaire am ak waa Benno Bokk Yaakaar ñu def seeni affaire dégg Abdou Lahad Ka génn donte nag ci responsabilité sëriñ bi la toujours moo tax toujours may leen nañ prudent ci sëriñ bi parce que d'accord nu ci Abdou Lahad Ka waaye dafa am worma bu ñu seq ak sëriñ Touba parce que mënoo yaakaar sëriñ Touba si bi ngay dund yaakaar sëriñ Touba si bi ngay dee ba noppi bu sëriñ Touba taxawee nga invoquer démocratie wala nga invoquer choix liberté de choisir wala man dañu nekk liberté wala dara su boobaa kon démocratie bu duree que kenn ku nekk feneen nit boo fa faatootee nga yam fa mais bu ñu la gàddu indil sëñ Touba donc kon nañuy cohérent ci suñu choix ñuy wax ne aussi sëñ Touba way lañ gëm pour ëllëg mais tey fi ñu nekk nii kii mooy defal suñu réew wala kii mooy defal suñu réew kii la ñuy tànn dañuy nax seen bopp sëñ Touba da nga koy gëm àdduna ak àllaaxira wala nga bokk ok lam ñu waxoon rek moo màggan ci yéen seen ndey màggan ci yéen seen baay c'est ça la vérité parce que moom moo ñu jàngal yàlla moo ñu jàngal yonent moo ñu teg saatal mustaqim loolu la ñu gëm dañ koy gëm mbaa nu baax ok amma Abdou Lahad Ka nag pose problème effectivement ci ñi nga xam ne seen xam-xam ci jàngat boobu la yam parce que koo xam ne fal nañ la ñaari juróomi at muy fukki at ci biir fukki at yooyu budget mairie Touba 4 milliards 900 la ko état Sénégal di attribué yoo xam ne bokkul ak màggal li nga ciy am ci ay milliards yu bari yoo xam ne kenn mënu ko wàññi parce que kenn xamul lu mu toll ay centaine de mille la benn affiche bu nekk di fay oto bu ñëw bu yëngu ci jaay ak lu mu mën a doon ci opérateur ci ndox ci lu ñuy lekk ak lu mu mën a doon la ngay fay xaw ma ne oto yi toll affiche yi ñaata lay toll ci dëkk ba xamuma ko par 2 mai dañuy luyee xaw ma ñaata par 24 heures ba Touba daj ci tali boo jaar yàlla rek xam nu mu toll c'est des milliards c'est des milliards des milliards te kenn mësu ko inspecté kenn mësu ko mësuñu fa yebal benn contrôle benn corps de contrôle de l'État pour xam nan la fa demee parce que bu amoon ñëpp ki dee scandale donc yow yaa yor te amul mbedd moo ne Abdou Lahad Ka ko defal amul éclairage buñ ne bii mairie bi ko fi def. kon la fa nekk ko fa def. mais la fa nekk ci lay ñëw lu fa sëriñ ba deful rek Touba Ca Kanam ko def ak état du Sénégal peut-être tuuti ci assainissement bu dul loolu loo fa gis dañ naan tali bii talib sëñ Baara tali bii talib sëñ Saliou tali bii Touba Ca Kanam ko fa def mais benn teen bi gën a gàtt wala ab travaux wala xam travaux sax yàgg na tamit wala forage yoonu mairie Touba nekku ci. oto est-ce que bu liggéey toon te tamit sëriñ dina ko jiitalaat. non dugguma ci choix sëriñ bi de damay commenter li ma gis li ma fekkee réalité buñ kenn dul dindi ci àdduna oto buy jël saleté yi ci biir kër yi sax Abdou Lahad sax def ko ci 4 milliards 900 jox naa la exemple léegi ne la Touba bi amee inondation 2013 ba am 15 morts ba xalif général des mourides génne 2 milliards CFA Abdou Lahad Ka dafa génne 1 franc Covid bi passé loo dégg da ngay dégg sëriñ bi rek mooy joxe 50 millions mooy joxe 200 millions bu famine amee presque ci quartier yu mag yi wa Touba sëñ bi mooy génne parfois 200 millions plus souvent plus régulièrement di jox nit ñi ak di jox daara yi Serigne Touba rek mooy def loolu te ci li Abdou Lahad Ka liggéey du lu muy versé ci Serigne Touba du lu muy versé aussi ci compte Serigne Touba bi nga xam ne ci la ñuy defar man grand projet yi kon léegi xaalis boobu nekk des dizaines de milliards annuels anamu ñu dund ak moom loolu fukki at xam ko mu xam noonu ñëpp xam ko mu xam ñëpp léegi ñu ñëwaat nag ñu bëgg faa tegaat boppam sax parce que ay manœuvre la te on a compris bëgg faa tegaat boppam yeneen juróomi at donte tegu fa boppam parce que sëñ bee koy validé xëy na waaye nag waxoon naa la ko fii ne la am na nu muy demee noo xam ne sëñ bi du dugg ba ci détails yi ba ci biir bëgg faa tegaat juróomi at ak fukki at muy fukki at ak juróom ak njaam daal di dugg waa kër Serigne Touba ña dëkk ca dëkk ba parce que dëkk ba sat am na jàmbur yu bàyyi seen kër maam fa seen maam dëkkoon fii Serigne Touba gën a dëkk gën a leen ñu gën fee gis seen bopp ñu ñëw ñooñu bu ñu réclamer ay démocratie la ñu war a def dem nañ war a xam ne Touba kër jàmbur la mais aussi famille Serigne Touba ba fa nekk
nga xam ne si famille Serigne Touba la sëñ Touba jur seen maam ak seen maami maam yi sëñ Touba jur seen baay ñoom ñëpp boo leen boolee ña nga fa te ba noppi ñoo fa fees ñoom ñoo sanctionné Abdou Lahad Ka parce que milliards yuy génn di jëm ci kenn benn nit te xamuñu fu mu dugg ci turu sëñ Touba loolu mat na xolaat te sëñ bi moom nit ku baax la koo xam ne seetul lu bari amu àdduna intéressé wu ko bu baax moom lu mu am rek day jël joxaat nit ñi te gëstuwul leneen te it ci cohérence wu dëkk ba na muy demee xëy na tax yu bëri mu wan ko ginnaaw ñu ci bëri nag ci ay doomi sëñ beeg sëti sëñ bi ak ñi am rang boobu ñoom jël nañ seen décision montrer directement que lii moom duñ ci ànd kon bulletin blanc yi Abdou Lahad Ka lañ visé ñenn ñi sax nee nañ Macky Sall ak Benno Bokk Yaakaar mais en fait Abdou Lahad Ka lañ visé c'est ça la vérité mbaa boog 80% Abdou Lahad Ka lañ visé c'est ça qui est le cas te je pense que Abdou Lahad Ka su amee noblesse bi ci war dëkk ci dëkk ñëpp wan ko ne ko bëgguñu la c'est la première fois ba àdduna amee léegi 77 virgule nangam pour cent ci élection ñu lànk la mu war na yow beneen bulletin bu fi amoon kooka la ñuy voter parce que wane nañ ne d'accord uñ ci choix non loolu pour cohérence ak libérer sëriñ bi ak dëppale sëriñ bi ak waa dëkk bi ndax waa dëkk bi yëpp kenn ku ci nekk xam nga fu la sëñ bi féete xam nga lu la sëñ bi defal kenn jëndewul sëñ bi kenn kon moom mu dégg message boobu mu nangu loolu libérer sëriñ bi libérer Touba dimbali nu libérer nu bañ faa indi confusion entre peuple ak sëriñ bi tànn donc kon yaakaar naa ne loolu message la bu ñëpp wax dégg naa ko démb ci yeneen kilifa ne ko dëgg-dëgg nag. ñoo xam sax jàpp na ni bulletin blanc bi mooy maire bu Touba. ñëpp xam nañ ne Abdou Lahad Ka lañ bañ ñëpp xam nañ ne Abdou Lahad Ka moo fi nekk avant ça tafoon nañ dëkk bi affiche pour ne ko bëgguñu la 10 ans doo amaat 5 ans te waxuma bilan sax mais waxuma bilan ne ne ma moo fi def lii rek man laajuma bilan de xam nga lu may laaj lu mu fi def rek lu mat 100 000 francs donc moo am war a am noblesse wu nag jëlee fa boppam balaa nag muy am beneen acte buy ñëwaat boo xam ne day gën a doy waar ñu naan tuubaale te it dañoo bari noonu bari ñu bañ Serigne Touba ne fi ba léegi bari ñu bañ Touba bari ñu bañ spécialité bi Touba am ñoo xam ne ñu continuer di xeex Touba ñooñu kon dañ leen war a bàyyi xel bu baax ba tax dëgg-dëgg Abdou Lahad Ka jarul lii te moom ci boppam bu dee taalibe bëgg Touba it war naa xam ne boppam jarulu ko lii nit day gore c'est la vérité bi toppaatit mooy xale yi dëkk Touba ñu bàyyi xel ormay Serigne Touba wax naa ko waxati ko Serigne Touba moom Touba appartient à Serigne Touba ba mu fay dëkk kenn dëkku fa ay gaynde la fa dëkkaloon ak i bukki ak ay segg ñu dem bàyyi ko fa moomu Serigne Touba moo jiitu république moo jiitu indépendance du Sénégal noonu la ko colon bi da ko intérêt noonu la ko successivement commencé yor Sénégal da ko intérêt ba tey kon doo bàyyi yow fa nga dëkkoon sa dëkku maam nam meloon gën a xemeem di ko sëñ Touba nga ànd ak samaam daw ñëw wala sa waajur daw ñëw ba noppi bëgg fi toog ba noppi bëgg a wax ñi sëñ Touba ñi remplacer sëñ Touba ne non lii moo baax wala lii moo bon loolu ay yareediku la nañ ko moytu tey moytu aussi manipulation ak coupé-collé coupé-collé di wax na lii di wane dagg lii collé rek teg rien que pour manipuler parce que ku dëkk Touba ku nekk di nga xam ban valeur la Touba am ak ban spécialité la Touba am waruñu ñee kenn ci feneen fu mën a doon waruñu topp benn leader ci tous lu wuuteeg bëgg-bëggu Serigne Touba donc foog ñu xam suñ bopp xam ne li ñu am kenn amu ko li sëñ Fallou Mbacké doon wax naan li ñu am kenn amu ko man loolu laa gëm te loolu lay dund li ñu am kenn amu ko gëm Touba te jàpp Touba te xam ne suñu intérêt mi ci Serigne bi ak ci ndigal li Serigne bi joxe loolu nag c'est valable pour Abdou Lahad Ka dégg ko moom tam pour libérer Serigne bi pour que ñu des ci jàmm te moytu manipulation bi encore manipulation bi bari na trop. manipulation bi bari na coupé-collé bi bari na te it du ñu jëmale fu gën ci ñun te ñu jiital intérêt Touba te di jiital Serigne Touba mi ñu yaakaar nag àlaxira ba tey ñu desandi ci actualité politique bi muy mel ni ci wàllum campagne électorale bi am na ñu bëri ñoo xam dañoo utiliser loi sur l'homosexualité di ko campagne maanaam di wax ki ku voteel la coalition Benno Bokk Yaakaar góor jigéen yi nga voteel loolu isam jàppoo ni am na benn aspect négatif ci vote yi nga xam ni moo ñeel waa Benno Bokk Yaakaar. naqari naa weddi mais loolu tamit naqari naa weddi de Macky Sall président de la République chef de la majorité présidentielle dont qui contrôle le parlement xam nañ ñëpp na muy demee xam nañ ne Macky Sall bu leen joxee note neen vote ça duñu ci teg baat juróomi mi di ci des
maanaam ci lañ koy voté kooku amul problème parce que député fa nekk ma leen fa teg député yi fa nekk moom la ñuy réclamé du waxuñu sax député Macky Sall lañ kon kay bu ñu leen joxee leen voté leen ngeen ñu criminaliser homosexualité wax naa ci ak yow récemment nanguwuñu ko ñu lànk mais kay seen kilifa lànk ku ki lànk criminaliser nag homosexualité ba noppi nangoo criminaliser viol kay lu ñu la waxal yow c'est aussi simple que ça. ànd sàmm jikko yi ñoom itam daañu doxub ñaxtu ci fan yi ñu jëm ngir contester li nga xam ni moo am fële ci assemblée nationale waaye itam cité ay nit yoo xam ni jàpp nañu rek ñooy promouvoir wàllu ngóor jigéen fii ci réewum Sénégal bokk ci assemblée nationale. bon cité moom c'est un peu loin parce que cité c'est un peu loin parce que nit dina def dara te fekk dañ ko def loo wala mais daal dénoncer les faits daal rafet na jaadu na muy jëf ji ku ci bokk ku nekk daal lii la waaye nag diw te xamoo les tenants et les aboutissants mat naa tey mais daal jëf ji moom ña ca bokkoon ngir teelooloo am def nañ lu bon def nañ loo xam ne lu ñu leen traité valable na jënd nañu aussi seen liggéey wala ñu jëndee Macky Sall wala ñu jëndee poste bi ñu nekk loo xam ne jaru ko parce que loo xam ne ëllëg si biir da ngay dee dem ci suñu kanam maanaam suñu borom ma yashfa shafaatan hasanatan yakun lahu nazibun minha wa ma yashfa shafaatan sayyiatan yakun lahu kiflun minha donc nit ku ne loo contribuer def ko lu nekk rek acteur nga ci donc je pense que contribuer nañ ci ñu bañ a criminaliser lii te homosexualité mooy jëf ju bon joo xam ne bépp religion bu fi ma sa jaar da nga ko condamné ñi évoqué aussi ne on n'est pas dans une république islamique waxuñu waxi dara parce que république bi peuple bi mooy incarner la république te peuple bi dafa am identité 95% du peuple sont des musulmans 5% qui restent sont chrétiens ñoom ñëpp a condamné lii kon au nom du peuple kon donc la République est forcément engagée la République kon daf ko bañ ñu nekk jullit ñu bañ nekk jullit République bi ay nit ay citoyens moo tax ñu naan République bi te boo jëlee les citoyens à 100% croyance entre musulmans chrétiens ñoo fi nekk 95% sax c'est presque la totalité jullit yi donc boo ci yokkee chrétiens yi boo ci yokkee suñu mbokk chrétiens yi mat na sëkk te ñoom ñëpp a condamné loolu kon évoquer ay république yooyu ay caaxaan la ak ay waxi franc-maçon. merci beaucoup président ñu amoon mbégte doon la dalal lan ngay tàggatooyee. jërëjëf di leen jaajëfal yow jàmbaar nga da ngay daaw rek dëgg nag maa ngi lay jaajëfal di jaajëfal Sénégal 7 di leen rafetlu seen liggéey te yéen daal li ci ëpp daal man si yéen laay waxal.